merci. jërëjëf Fatou ni nga ko waxee noonu la Kaolack googu président Serigne Mboup jóge fa lépp jóge ndax dina ci sànni kàddoom ndax nga cour d'appel ba Kaolack am na ay ñaari juges yoo xamante daal ñu ngi doon tuumalante mu mel ni kon Ablaye kàddu yi suufe na lool. suufe na mais xam nga man bokk naa ci ñi xalaat ni ci xalaat bu gàtt rek ci ñuy wax ni dañ ko waroon a def waxtaani biir néeg man gëw ma loolu parce que yoon warul am linge bay bàcc ay laytaay sax yoon dañoo man damay jàpp ni gën nañu ci maandu am maandu te boo xam ne war naa tax du ñu am dara lu leen gàkkal parce que bu ñu demee ba ñu nangu ñi nga xam ne ñu jiite yoon di am luy gàkkal yoon te ñuy toog di ko waxtaanee ci biir néeg pour mu bañ a génn nangu nañu kon yoon jeng te yoon idéal la war a doon pour ñun ñëpp ñu sax ci baat yi nag suufee ñaar la bokkuñu ndax tuuma la ak teggi tuuma mais ku ñu tuumaal lu rëy loo xamante ni nii xotti worma la ci li nga xam ne nii sa liggéey la tontu ba booy tontu xëy na li gën mooy nga tontu ci li ñu la tuumaal mais boo yëkkatee tontu bu njëkk bi nga ne kii jarul tontu ndax dafa dof parce que nag justice Sénégal est-ce que sañ nañu ñun tey 2020 yor koo xam ne nii ñoom magistrat yi dañuy jàpp ni kii àndul ak sagoom di bàyyi muy jël décision yoo xam ne mën naa impliqué ni donc lay boobu defe naa du lay dañ ko waroon teel teg ci suuf layu président Ousmane Kane la bi nga xam ne mooy premier président bu cour d'appel bu Kaolack yokku ci tontoom vraiment li ci xaw a tey xel mooy di tontu di ko teg ci ay loolu kii gis ngeen li mu bind dafa bëri ay faute français te xam nga magistrat nag ñoom ñëpp benn jàng bi lañu am acte bi ñu bokk mooy jàng bi ñuy jàng ak fañ leen di tàggati ku nekk nag loo ci yokk xëy na yaa ko ci yokk bonus la mais benn jàng bi la ñu am ñoom ñëpp pour nekk magistrat am na ñoo xam ne seen jàng gën naa sori bu yóbbu ko ci weeru boori français ak yooyu bay tontu bi la te fond bi moo daanaka moo ëppal nit ñi solo mais boo taxawee foofu gis nga si tu parles si on parle français parce qu'on est obligé de le dire en français su dee allégation yooyu c'est fondé ce juge-là serait une crapule c'est-à-dire si on parle un bon français loolu lay tekki bu fekkee ni li ñu ko jiiñ moom ci boppam lu dëggu la fa ñu koy teg acte la boo xamante ne nii du doon sax acte considéré ko comme juge maintenant ñu ñëw ci li nga xam ne nii mooy fond bi est-ce que mën nañoo nangu juge jàpp loo xam ne nii ci coobareem la rek pour jubbanti lu mu yaakaar ni jubul xam nga fi dañuy gëmloo ñun ne décision de justice kenn du ko commenté cour d'assises am ñu àtte ba daan nit ay avocat wu nit ku ñu daan sax sañ na moom jàpp ni daan bi teguwul ci yoon mais juge moomul loolu du cëram ba dem ci critiquer décision critiquer ci ay kàddu yu ñagas yoo xam ne ni jàpp na ni la détention elle est scandaleuse arbitraire et inhumaine d'un pauvre individu te individu boobu muy wax dafa bokk ci ñoo xam ne dañoo këppatal nit rey ko te foog ñu jaar ci baat yi pour nit ñi xam li ñuy wax li ñu ko tumal mooy moom dafa fekk sax koo xam ne nii rey nañ ko ba pare Omar Gueye mu def ci lu ñaaw dagg ay cëram kooku boo bëggee woyofal li nga xam ne nii daan bu ñu teg ci kawam la ne daan nañ ko perpétuité nga bëgg ne non li mu def eggul ci gravité bu toll noonu nga def ko sax xeexu bopp ba rawale ko waay ana ñu nekk ci kaso yi tey nga xam ne ginaar lañ sàcc juróomi at fekk leen fa xanaa moom dafa gisul ñooñu kon loolu mooy en fait loolu moo tax layam bi nga xam ne moom la yëkkati lay bi dafa woyof ci koo xam ne ni dañ la accuser ni da ngay trafiquer ay décision di njublan ci décision yi te ku la contesté nga xeex ko bundu xatal ko loolu accusation bi ak lay bi dafa wuute écart bi dafa rëy trop te li am ba des mooy boobu foog ñu taxaw ci lettre Yaya Dia 14 avril 2020 te yegg na ci ñëpp parce que ñi ñu ko destiné ampliation yi gis nañu ko waaye lettre bu mel noonu ak tuuma yu grave noonu ñu envoyé ko ba ministère de la justice ñu denc waaye lu tax ubbi nañ ci enquête bopp bi nga xam ne siiw na ci presse bi au mois d'août barki démb le 22 août la ñuy door a saisir inspection générale de l'administration judiciaire de la justice xam nga loolu mooy problème fii ci yooyu mel na ni kon mbir bu siiwul rek mën nañ ko nëppal lijjanti ko suñu biir te loolu problème bu rëy la justice dafa war a diligent ni muy diligent wee ci toppatoo yenn yi mu diligent ci ay mbiram aussi mais bu ñu demee ñun ba am sago ci ne ñii day bu dalee seen kaw moom
bu dee ñoom la. dañ koy taf-tafee. mais loolu yan conséquence la mën a jur ci administré yi. mais conséquence bi muy jur mooy ñu bañ a wegati justice tey ku ne xam na ni am na loo xam ne bu daloon nit tey justice dina kersawu daan nit ci lii parce que fàttalikul Barthélémy Diaz lan la fi wax bi ñu koy mujjee dugal kaso Saalit ci bi ñu tëjee Khalifa Sall mu ne magistrat yi am na ci ñoo xam ne nangam soxla lu ñu ci yegg tey loolu bu ko waxoon tey yaakaar nga ni dañ ko jëli parce que magistrat taxaw na wax lu gën a garaaw loolu noonu donc loolu lay njëkk a indi justice ci boppam dana dem ba xam ni ndekete moom mu nga doon teg nit ñi loo xamante ni nii mu ngi ci seen biir te kenn waxu ci te day tax aussi nit ñi gën a ñeme justice parce que nit bu tàmmee sa wax yàpp la te wax ji bari na mais nag attention di ko bëgg nëpp nëppal naan nañu ko raxas ci suñu biir non loolu warul wax ji mooy lii dafa warul am mais dafa warul am bi boo ko waxee ba pare ñi ko def nag dañuy jëflante ak ñoom. mais jàpp nga ni fi mu ne dina jëflante dina am dinañ am solution. solution bi mooy xam nga am na loo xam ne nii moom jàpp nañ ni ala kulli haal moom mooy am ñaar ñi ñëpp am na daan ñu war ci ñoom parce que. tegg nañu doxalinu justice. ba ci seen tuumay ku nekk di tuumal sa morom mais teggi nañu loo xamante ni ci code de conduite magistral la teggi nañu ko bu yeggee nag ci inspection générale de l' administration de la justice ala kulli haal danay am blâme loolu moo ci gën a tuuti. ne leen li ngeen def nii tegoo leen ko ci te loolu ku ne xam na ni quand même lu diis la ci magistrat nekk ci sa carrière ñu teg la loo xam ne nii blâme la wala leneen mais loolu moo ci gën a tuuti. bu weesoo la nag mën nañoo dem ba ci bu fekkee ni njombe li nga xam ne nii jiiñ nañ ko président Ousmane Kane dëgg la parce que lépp dafa aaju ci mu ne juge nañu mbir. entre temps parce que c' est important ñu comprendre entre temps réforme judiciaire dafa am. ñu supprimer cour d' assise indi chambre criminelle mu ne dossier ba. jarul muy dem kon cour suprême bi nga xam ne moo war a tànn ban chambre criminelle moo koy atte parce que mbir mën nañ ko attee ak Kaolack mais buy dem appel duñu ko bàyyi ak Kaolack dañ ko yóbbu Tamba wala feneen ak feneen lan mooy ndeyu dossier bi ñu attee ko Kaolack moom mu fexe ba dossier ba war a des Kaolack ba ñu koy attewaat ay nit yoo xam ne bokkoon nañu ci tribunal bu njëkk loolu mosuñ ko gis fenn tribunal bu njëkk ña koy atte kenn du war a bokk ci appel ba te loolu finalement ci ay manipulation ak lu mu yaakaar ne loolu la war a doxale te coobareem rek lay doxalee rek. mais laaj doguma la foofu parce que li ñu ni coow la mooy affaire Omar Gueye bëgg nañoo xam aussi nga fàttali ni lan la. affaire Omar Gueye boobu coow la woon lu doxoon ci ay diggante ay sàmmkat ak i baykat comme ni muy amee ci ay problème ci réew mi foofu ci Saloum ba ñu jote ci. mujj nekk conflit entre village ba ñu def expédition punitive jombe li dal. ci kenn koo xam ne ci sàmmkat yi la biñ defee expédition punitive nag non seulement rey nañu ko mais def ci ñaawte fi nga xam ne nii moo am Omar Gueye ak yeneen juróom-ñetti nit ñoom lañ ci tëj daan leen daan yu métti ba ci perpétuité moom jot naa tëdd juróom-ñetti at sax bi nga xamante ni nii président bi Ousmane Kane fexe na ba ñu attewaat ko ba mu jël décision ñu libéré ko ku ñu tëj perpétuité ñu jël décision libéré ko. attewaat bi ci yan base lañ ko defee dafa am preuve yu bees yu. non jàpp ni dafa jàpp ni ki nga xam ne moo rey moom atteem c'est vrai perpétuité la mais Omar Gueye mi nga xam ne moo indi coow li tribunal daanewu ko rey tribunal mu ngi ko daane acte de barbarie def na ko ci néew bi voilà ñu jàpp voilà mais loolu xëy na du cëram moom mu jàpp ni loolu du dara parce que tey maa ngi xalaat njaboot yi ka nga xam ne nii faat nañu ko toog di waxaat ci ay mbiram 2011 la mbir yi xew tey ñooñu xëy na bu ñu amoon lu leen gënal wax yi du dellu siwaat gis nga ci ay tur que jàpp ma ne rendre nañ justice seen bopp mais léegi nag problème mooy lu tax mu mooy ci mbiri Omar Gueye mel ni moomu te bu demee bay lay ba naan mais mbir mi aw ma ci dara xam nga magistrat est-ce que war naa xam nga am na loo xam ne bu ñu la koy joxoñee nga xaw koo junj xel tey nit jugé wul pour am ci mbir dara da ngay jugé ci sa axulaay taala doo jugé sax ci ne non dossier bi bu ma ko defee aw ma ci dara non wutuloo ci dara déjà loolu mooy principe bi donc loolu mooy wax ak yeneen te mu bëri coow nag autour de ces deux personnes là président Ousmane Kane ak Yaya Amadou Dia bi nga xam ne moo yëkkati coow li mais président Ousmane Kane aussi ni ñu ko bindee bari na coow yu mu am digganteem ak yeneen i magistrat te xëy na doole bi mu am moo ko may Sénégal dañu daan def sax
magistrat daawul yàgg fenn parce que boo fa yàggee nekk notable. Kaolack la ñuy jël exemple bi Serigne bu parce que daf fi toog mu tombé la rek. xam nga boo yàggee fenn Serigne yaa ma gën a xam da nekk fa notable. jëflante bi ak yooyu moo tax daawul yàgg fenn. muy administrateur civil di préfet ak yeneen ak yeneen. gouverneur yi dañuy gis taarix la loolu te loolu dañ ko war a maintenir bu nekkee fenn ba nekk fa notable. lu ne mën na ko cee fekk. très bien léegi beneen laaj bi xëy na bala ñoo jox Fatou mu daal di wéyal moom mooy léegi li naan conflit de génération maanaam waroo diggante ndaw ñi ak mag ñi ci magistrature parce que Ousmane Kane mi sama laataa coow lii di jub sax lettres yi di fuité ne woon na moom démissionné na ci UMS yoon gis nañ tey kii di Aliou Ndao ñu jiite woon fii parquet spécial bu CREI yi wax dafa am na benn interview bu am solo bu mu def ci les échos moom descente aux enfers la ko jàppe ne 90% sax magistrat yi amatul confiance ci conseil supérieur de la magistrature. waaw gis nga bu ñu ko tënkee ci conflit de génération mooy dañuy wut lu yomb pexe mu yomb parce que conflit de génération mooy magistrats yi mag yëpp ils sont pourris jeunes yi ñoom ñëpp ay nit yu jub lañ wala nga ne magistrats yi mag ñoom ñëpp ay nit yu jub lañ jeunes yi ñoom ñëpp ils sont pourris te loolu du dëgg kenn mënu la jàppee mbir yi conflit de génération amu ci magistrats yi baax ñu ngi baax mooy ñu juddu tey mooy ñu fi yàgg tey ay président Ousmane Camara référence la ñu pour magistrats yi pourtant mu ngi fii du xale bu yàgg yàlla na ko fi yàlla bàyyi ak yeneen mën nañu citer am na jeune magistrat yoo xam ne kenn mënu leen def loo dara donc di ko tënk ci conflit de génération lay bu gàtt la loolu amul magistrat yi baax ñu génn tey wala ñu yàgg fi ñu ngi continuer di jub lenn moo ci espoir mais en même temps mooy problème bi aussi inspecteur général d'administration de la justice bi nga xam ne Cheikh Tidiane Lam moo ko jiite après avoir été inspecteur général adjoint am nañ ci yaakaar parce que xam nga lu tax parce que lu jiitu lii yàlla mooy def dafa bind téere boo xam ne nii dafa jëmoon ci modernisation de la justice vers la recherche de la performance c'est-à-dire xam nga coow lu mel nii moom bokkul ci performance te mu tënkoon ci ni jàpp ni téere bi li ko tax a jóg mooy wane ni système u Sénégal dafay def ay réformes yoo xam ne day gën a complexifier système judiciaire coow li yëpp mu ngi jóge ci réforme judiciaire bu ñu supprimer ay cours d'assises ñëw chambre criminelle xëy na leeraluñu mbir yi ni muy demee ci bopp juge yi ci boppam ñi nga xam ne ñooy appliqué ba waroon a xam ndax dossier bu ñu def appel day dem cour suprême tànn ban chambre criminelle moo koy jugé wala boog président Ousmane comme ni mu ngoyee ci dossier bi décidé bàyyi ko fa ba jugé waat ko ci coobare boppam donc réforme bu ñu koy def nañu def mu leer ñu parachever ko mais ci domaine yëpp la ba ci bi nga xam ne nii moom lañ nar a dugg ci kanam boo moytuwul. mu ngi noonu kon dañuy jubali rek ci domaine boobu ñu lay sant bu baax di la gërëm. nga desandi ak ñun ci jàngat bi léegi ñu dalal suñu invité muy président Serigne Mboup.